salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara di seet ku si nekk nu mu def ñu ngi leen di ñaanal yàlla ñu ngi sàkku ngeen ñaanal ñu yàlla itam ñu ñaan yàlla defal ñu tawféex defal leen ko def jàmm ci réew mi teggil ñu mbooleem gàllankoor ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi rëccu lu itam ci géej gee dugg dañ nekkoon ci yëngatu yoo xamante ne may ñu woon ñu mën a concentré wu ba dikkal leen ñuy gërëm ñëpp ci message yi ñi nga xamante ni jéem nañoo woote itam jotuñu ñu dañ xam ni téléphone boobu bariwul luñ koy téye donte nag puce bi mu ngi dox waaye dañ koy teg benn place rek WhatsApp bi daal moo gën a wóor ngir mën ci déggante ak ñun képp koo xamante ni tamit woote nga wane sa mbégte xamal ni ñoo la gën a bég ndax liñ ci jublu rek mooy jariñe bañ a loru moytoo lore itam tey nag ñu dikkal leen ci benn kayfiya bu jëm ci wàllu delloo si koo xamante ni dafa dëddu dem wala koo xamante ni dafa sax réer dem wala koo xamante ni xale la jékki-jékki di suñu ko mu génn kër gi dem képp koo xamante ni daal fa mu waroon nekk jóge na fa dem feneen nit ki mën na jëfandikoo lii ñu koy jox mësuñu koy def nag mu romb ñetti fan wax dëgg yàlla mësuñu koy def mu romb ñetti fan moo xam ko ñu tawat ni dafa réer buñ ko defee xibaar yu wér dina ci am ñu xam fam nekk jëli ko wala moom mu ñëwal boppam te xëy na lu yomba def la ndax secret la ci fatihatul kitaab amul benn xëy na jafe-jafe pour def ko buñ la ko tegtalee nga topp ko ni nga xamante ni noonu nga ko war a toppee def ko fiñ la wax rek bu soobee yàlla tawféex dina ci am li ngay def mooy da ngay bind fatihatul kitaab boo xamante ni dañu tàmbalee ci jeexitalu fatiha bi maanaam daalin la ñuy njëkk a bind teg ci wala comme ni ngeen ko gisee noonu ci mbind mi dañuy dëpp fatiha bi par baat fatiha nag am na ci mbiram yoo xamante ni dinañ koy dëpp par xaraf maanaam baat yi ñu dëpp xaraf yi soo koy tàmbalee ci ginnaaw maanaam jeexitalu saar bi comme dinañ koy dëpp par baat waaye yoon bi moom dañ koy dëpp par baat li nga xamante ni moo ko tax a jóg sax dina wane sagesse boobu boo ko dëppee fatiha bi par baat nga ibbi miim yëpp ba ci miimu bismi bi ndax fatihatu kitaab basmala ci la bokkam bokk ci am na werante waaye ñun ci suñu boor fatiha juróom-ñaari aaya lañ ko def waaye ni ñuy daggee aay yi bokkut ak léeg-léeg ni ñuy fekkee yenn téere yi daggee ko bu dee ci ñun bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbi alamin aaya la foofu ngay daggee première aaya bi rahmaani rahim nga daggee fa deuxième aaya malik yawmi diin troisième iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in quatrième ihdina siratal mustaqim cinquième siratal lazina an'amta alayhim sixième xayril mahdubi alayhim wala daalin nekk juróom-ñaareelu aaya bi même bu fekkee ni dañ la tegtal bind boo xamante ni ci ñun tegtal bi jóge ci ñun da nga war a jël fatiha def ko ràbb ko ak leneen moo xam wa in yakaadu moo xam zuyina li naasi moo xam wal qayd moo xam
rabana iftah moo tax moo xam leneen luñ ko mën di ràbbee rek buñ nee la nga ràbb ko ginnaaw aaya bu ne jëlil noonu fatiha bi. kon secret bi li ngay def mooy da ngay bind fatihatul kitaab nga dëpp ko par baat waaye nga ibbi miim yi booy ibbi miim yi nag na nga bàyyi xel turu ki nga ciy bind ni mu war a toll ndax war na mën a xaj ci ni nga ko ibbee. benn yoon nga koy bind ginnaaw nga def kun bismillah julli ci yonent bi nga bindee ko comme ni nga koy disee nii nga jël turu nit ki moom it nga bind ko waaye turu nit ki boo koy bind da nga koy bind dëpp ko. par exemple bu fekkee nit ki dafa tudd Ali li a ngay bind. bu fekkee nit ki dafa tudd par exemple Omar raa gi ngay njëkk a bind teg ci miim teg ci ayin. ñaari exemple yooyu doy na xëy na pour bu fekkee nit ki dafa tudd Faatu da ngay bind Tufa tur boobu ñu dëpp nag moom ngay dugal ci biir miim bi miimu fatiha yëpp boo ko ci dugalee nga tëj ko nga tëj bind bi fa yakun nga julliwaat ci yonent bi ci siixa bi nga xam wala ba nga wóolu wala ba la gën a nangu rek nga teg ci xurufu Suleymaan yi maanaam xuruf yi tomb ak fardu jabaaru sukuru sabtu zaaru xabiru zakki yu ba mu jeex noonu zakki yu nga lem kayit wi def ko pendule ci buntu fam doon fanaan maanaam boo ko takkee ci kaw buntu bi mu tiim buntu bi nga wàcc ko fa. bu fekkee ni da nga ragal mu am ak dëgër boo ko defee ba pare da ngay sikkar 99 fatihatul kitab ñaan yàlla delloo sil la ko ñaan yàlla indiwaat ko ci jàmm ci lu amul benn lor. bind gi noonu rek def ko doy na diiru 3 fan masu koy def te nit ki dellu si wut wala nga am xibaar boo ci njortee nag ak dëgër tuuti wala xëy na leneen dugg ci moom mën nga ko dimbalee 99 fatihatul kitab ci diiru 3 fan yooyu nga ko bàyyi di ko xaar amaana sax du àgg foofu. kon loolu mooy li nga xamante ne moom lañ leen indiloon jëm ci wàllu delloo si kuy dem moo xam jigéen ju fay ñu koy fayli moo xam nit ku réer ñu bëgg mu dellu si moo xam koo xamante ni daal xale la génn xamuñu fuñ nekk ay waajuram bëgg mu dellu si. kon mu ngi noonu on va juste essayer de le traduire en français pour nos frères qui ne comprennent pas le Wolof. Ceci est un secret pour ramener une personne, quelle que soit la personne, que ça soit un conjoint, une conjointe, que ça soit un fils qui s'est égaré et a abandonné la maison, que ça soit un ami, que ça soit n'importe quelle personne qui quitte le domicile familial ou bien le lieu de résidence. Ce qu'il faut faire, c'est écrire la sourate Fatiha, mais seulement avant de l'écrire, tu formules l'intention de ramener la personne. Tu écris le sourate Fatiha tel que ça se présente sur l'image. Tu commences par le dernier mot et tu termines par le premier mot. Ça veut dire que tu l'écris à l'envers, tout en ouvrant tous les mimes qui s'y trouvent. Donc, une fois vous faites ça, vous écrivez le nom de la personne et après avoir écrit le nom de la personne, tu renverses le nom de la personne. Par exemple, si la personne s'appelle Omar, au lieu d'écrire Omar, tu écriras Mim, Hayin, Ramih.
si la personne s'appelle par exemple Ibou, tu écris Ba avant d'écrire le alif. Tel que tu as écrit le Fatiha à l'envers, tel tu écris le nom de la personne à l'envers. Mais seulement la Fatiha, tu l'écris à l'envers par mot. Mais le nom de la personne, tu l'écris à l'envers par haraf. Donc, les deux exemples-là suffisent pour comprendre comment ça se fait. Une fois ceci est terminé, tu fermes les mimes après avoir introduit le nom de la personne dans les mimes. Tu le fermes et tu plies le papier, tu le mets en pendule devant la porte de là où la personne dormait, ou tu le mets devant la porte de la maison. Si tu penses que ça va être difficile de le ramener, après avoir fait cela, tu fais le zikr de Fatihatul Kitab 99 fois pour renforcer le secret. Au bout de 3 jours, normalement, si tout se passe comme d'habitude, avant même les 3 jours, tu aurais une nouvelle et la personne revenira, Inch'Allah, par la grâce de Dieu. Donc, c'est le secret qu'on est venu partager avec vous. Qu'Allah y met la baraka et le ijaba. Donc loolu lañ leen indiloon tey ñu ngi ñaan yàlla def ci barke def ci ijaaba def ci yomb ba képp koo xamante ni daal def nga ko mu jariñ la nga am ci xëy na nga gis ci sax lu ëpp li ñu liñ ci yéene daal def ci lu ëpp liñ ci yéene dinañ ci profité nag joxewaale benn secret mag bu doy waar parce que ñu bari dañuy jékki-jékki di seen jabar dem wala kañ nekkaloon bu sëysee jafe-jafe fay ak yu demee noonu ñu wax leen ko képp loolu moom góor ñee koy def bépp góor boo xamante ni yaa ngi nekk ci wàllu sëy moom ñi amagul rek ñoo ko mën a jariñoo wala sa jabar sëy seegul wala dara boo ko defee kooku duñ ko boole mukk ci ñi nga xamante ni dañ naan fayoon na wala mas naa fay te lu yomba def la waaye nag lu nëbbu la ndax yaakaar naa ni ragaluma nit ñi déggaat ko feneen xanaa nit déglu ko dem jottaliwaat ko feneen ndax dafay am mbir yoo xamante ni du mbiri fekk ci téere du mbiri nit wax la ko ci biir dund bi ngay dund ci wàllu sàkku xam-xam yenn yi ngay def yenn liggéey yi ngay def ak yenn awraat yi ngay nekk léeg-léeg dinañ la ci yenkewil yoo xamante ni daal waaw ci yooyu daal nga ci mën a yem waaw foofu nga ci mën a yem di ngay jot yoo xamante ni dalay leer ni waaw lii daal moom fa tabaarakaal la donc mu ngi noonu da ngay fexe rek bépp góor daal jéemal nga wut ko da ngay fexe nga wut comme ginaar bu bëfee ba tojtal ba jukk fi mu tëddoon noonu nga tibb ci suuf si boo tibbee ci suuf si denc ko moo xam waajur nga di maye sa doom bu la neexee nga jox ko jëkkëram ne ko na ko wis ci lal bi moo xam dañ lay indil seet maanaam seet bi ba day muy toog ci lal bi suuf si da nga ciy comp tuuti rek nga wis ko ci lal bi boo ko wisee ci lal bi lal boobu bu ci fanaanee kooku moom ak lum am lu ko naqari ci kër gi wala dara duñ ko dégg mukk ni fay na ndax fay gàcce la ci jigéen surtout nag buñ la faylee ndax waa jigéen war nga mën a muñ jigéen war nga mën a liggéey ci ngir yàlla tax ci loolu tamit ñu ngi profité ni loolu tekkiwul ni maanaam ku góor ki itam dafay xëy na dundee nu ko neex di tàngal xorom te naan na muñ loolu moom kenn digalu ko kenn bul lore waaye bul nangoo loru itam bul lore waaye bul nangoo loru
kon nañu yërëm ñi ñu yor nañ leen xiir di leen bégal te tamit xam ni daal ay ndénkaane lañ kon nañ leen sàmm biñ leen war a sàmmee il faut ñu mën leen a muñal bu fekkee ni ñun ñu ngi bëgg ñoom ñu muñal ñu même ñoom buñ muñut it ñun comme ñun leen dénk ñun it dañoo war a muñ donc lii daal moo doon li nga xamante ni dikkee nañ leen ko tey yal na yàlla def ñu bëri jot ci te tamit yàlla nañ ko mën a jariñoo bi jaay rasulullah asalaamaaleykum wa rahmatullah